mbokk yi jaajëfal leen bu baax ci fasante kóllëre gi écoute gi ci tànn gi Sud FM seen rajo 98.5 Dakar kaddu gi bàyyi ko Sacré-Cœur ñu lëkkaloo ci ak suñuy diwaan juróom-ñeenti waxtu bi simila ci xibaar li ciy gën a fës daal di na ci rek bokk garde à vue la ñu daal di def kii di Ousmane Sonko avocat am daal na koy rek dëggal ni ki tey jile foofu nag ca section recherche ba ca Colobane coow li nag meloon ni tulleeg mal la ca boobale barab ak wet ya ndax jàppante yu tar yi am diggante nag militangam yi ñëwoon rek ngir daal di koy wane ab njàppale mbak wi ñi di woy takk der yi ba ci sax camion yu l'armée yi sànq lañ fa daal di nag génn dinañ ci daal di jukki ci ndorteeli xibaar yi dinañu wax itam beneen jàppante wetu université jàpp avenue Cheikh Anta Diop foofe itam takk der yi ak étudiants yi dàqante gi itam taroon na dinañ ci daal di nag jukki ba tey dina doon ponk wax sa xalaat ngeen mën ci daal di nag addu la leen yoon may nag ñoom député yu fare nag ci kujje gi rawatina wàllu saisine bi daal nañ koy rek def conseil constitutionnel la ñu daal di bëgg mooy ñu neenal yëf yi bu ko defee ñu daal di wutaat beneen dindi maalaanu kiir laay na leen ko yoon daal di maye nañ ci daal di nag jukki waaye itam ña fare ca nguur ga daal nañ koy weddi kàddu yooyu la bu ñu sukkandikoo ci Abdou Mbow jàpp na ne mbir moomu bari na ay rëq-rëq motif ba ñu daal di jël ngir def saisine bi li ni mel du mën rek jàll dinañ ci jukki jàngat yi aju nag ci ñuy gëstu wàllu politique wala ci wàllu nag droit kii di professeur Ngouda Mboup àdduna ci wax ne faaw ñu daal di nag wax naka la lan la ñu jàppee jamono jile ki nga xam ne mooy nag Ousmane Sonko bu nekkul flagrant délit kenn mënu koo daal di nag te rawatina daal di koy nag atte dinañ ci daal di nag addu démocratie bi nga xam ne daal dina ci nërmeelu professeur Moussa Diaw jàngat boobu la ci daal di nag def résistance bi moom dañ koy wëyal bu ñu sukkandikoo ci kii di Barthélémy Dias mbir mi na mu doxee ci suba ba léegi itam film événement yi dinañ ci daal di dellu siwaat leader yu opposition bi moom say la ñu daal di def ne ñu juróomi fan ci weeru mars dinañ amal ab doxub ñaxtu dinañ ci daal di àddu Aïssatou Gueye Ba dinañ ci toftal yeneen i xibaar laata ñuy ubbi antenne bi Alassane Thioune moo ne ci sottandikukaay bi faram fànce Guinness kiis lay doon. Adama Ndione ci kàddu gi mbokk yi ñu daal di koy nag doore ak section recherche bi nga xam ne nag barab yooyu la ay jàppante yu tar daal dina cay am gannaaw ba nga xam ne jël nañu dogal rek daal di téye garde à vue kii di Ousmane Sonko na ko awakaam daal di nag waxee ñu daal di ciy jokkoo jëkk Amadou Moustapha Dieng mi ñu xamal ne camion yu armée bi sax daal dinañ fay rek génn Moustapha ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Adama. waaw mu mel ni mu yem ak heure couvre-feu bi fan lay fii toll ndax dem nañu waaw wala déet. xale yi li ma la mën a wax mooy demaguñu ñu ngi ci biir xaat yi léegi tax mu nekk ni li ñu doon commencé di improviser mooy ay xeetu pillage nga xam nga ak li nga xam ne mooy cantine yi nekk aux abords de un centenaire bi am na sax boo xam ne demoon nañu ko toj bu nekk juste à l'angle ñu naan angle Kumba demoon nañu ko toj ba commencé sax dajji ko mais heureusement. après bi ñu leen càqee dañoo daw fu mu nekk sax gendarmerie ñoo ñëwaat daal di taxawaat ci rond point bi ngir bañ li nga xam ne donc xale yi doon nañu bëgg ñëw daal di cantine yi daal di def daal xeetu pillage ak yu mel heureusement que justement donc force de l'ordre yi donc yu nekkoon ñu replié woon nekkoon ci biir camp bi donc camp Colobane bi gendarme yi ñoom seen bopp ñoo mujj génnaat ginnaaw bu ñu replié woon ñoom mujj génnaat parce que gis naa ngeen woo ne mu nekk ni ba léegi booy demuñu non seulement demuñu ñu ngi sànni xeer mais fu mu nekk ay seenu pillage ni ko mën a waxee parce que fii moom toj nañu verre yi dagg nañu buntu bi ba sax xawoon dugg te heureusement jotuñu dugg ba ci biir si nag donc takk de daal leen dàq pour ce qui est de l'armée évolué na armée bi évolué nañu dem nañu fu mu nekk nii benn partie bi dañoo continuer yoonu RTS ñu ngi wax naan dañoo dem sécurité RTS ñu ngi naan dañoo dem fenn en tout cas daal continuer nañu donc benn partie bi continuer nañu RTS boor yooyu la ñu continuer beneen partie bi moom ba léegi ñu ngi ci tali bi nga xam ne mooy dem ci porte bi nekk booy seet en face kër Serigne bi ci donc cherche wala boog fi nga xam ne boobu mooy camp gendarmerie bi foofu la benn partie bi des ak li nga xam ne mooy donc sécurité bi nga xam ne ñi nga xam ne ñoom ñooy donc gendarmerie ñoo ko génne woon ngir aar ñu ñëw seen barab yi donc caserne Samba Diéry bi nga xam ne foofu la section de recherche nekk xibaar yi nag mooy ba léegi ci liñ jotagum ki nga xam ne moom moo di donc Ousmane Sonko mi ngi ci biir ak ay avocat am ndaxam dañ koy déglu ndaxam daf fi fanaan ndaxam garde à vue bi leer na
ñu jox ko avocat am ñun essayé nañu ba sonn mais malheureusement mënuñu ñu am gain de cause xam naa ne dafay xaw a xat mais peut être que yéen boo ñu jox ak ñoom du ngeen mën a wax réellement qu'est-ce qu'il en est jàppale daal fu mu nekk nii tekkaaral am na fii rond point moom foo gis nag di nga gis les stigmates de la journée de journée donc du 3 mars boo xam ne xam naa sera donc une journée mémorable booy seet li fi xew dana digg la day jëm ci wàllu mbirum Ousmane Sonko ba fu mu nekk nii mooy wax ak yow maa ngi seen ay lakk-lakk yoo xam ne fayaguñu ci kaw tali bi muy wane daal tey moom vraiment journée bi métti woon na tàngoon na jër li nga xam ne mooy donc Dakar ak li ko wër rawatina nag li nga xam ne moom mooy donc centre névralgique bi nekk centre de recherche brigade de recherche bi nga xam ne moo nekk fii ci gendarmerie caserne Samba Diène Dia ñu koy wax gendarmerie Colobane Adama Ndione mu nekkoon Amadou Moustapha Dieng pour la rajo Sud FM. Amadou Moustapha Dieng daal di koy nag jaajëfal Ziguinchor itam manifestation am na fa lakk nañ fa ay pën daal di am ay toogaanu ñaxtu jëmi jëntal ga sax police moo ñëw daal di koy tas Ziguinchor benn Michel Kanfoudi. ay manifestation nemmeeku nañ ko fii ci diwaanu Ziguinchor gannaaw bu ñu jàppee leaderu Pastef Ousmane Sonko ci biir commune bu Ziguinchor ndaw yi nag daal dinañuy lakk ay pneu ci axe stratégique yi nekk fii ci biir ville bi lu ko jëlee boulevard Laye Diop Diatta bu Lindiane ba ci rond point Périssac jaarale ko ci boulevard des 54 mètres rond point Baneto avenue Université Assane Seck manifestants yi daal dinañ fay lakk ay pneu waaye nag guérilla urbaine boobule nag mujjul. waaye nag guérilla urbaine boobu la yàggul ndaxte force de l'ordre yi nga xamante ni dañoo ngànnaaye woon ay grenade nag ñoo leen daal di tas scénario bi ni mel nag nemmeeku nañ ko itam ca Bignona commune foofule nag ay ndaw yi nga xamante ni dañoo mer ba fut ñoo daal di improviser benn intifada jàmmaarloo ak way takk der yi teew suy itam amoon na fa benn sitting bi nga xamante ni ndaw yi dañ ko bëggoon a amal waaye nag sitting boobu mujj la yàgg ndaxte ay sandarme ñoo daal di teew daal di tas ndaw yooyu lee ci manifestation yooyu nga xam ni nemmeeku nañ ko fii ci diwaan bi nag am na ay ndaw yi nga xamante ni dañ leen jàpp ba sax ñu yóbbu leen kaso donte sax ba léegi amaguñu lim ñi nga xamante ni ñoom la ñu jàpp leneen li nga xamante ni tamit ëlëm na woon askan wi nekk fii ci diwaanu Ziguinchor mooy coupure électricité bi nga xamante ni ñu ngi ko amal waxtu wi nga xamante ni moom la ñu jàpp Ousmane Sonko mu nekk coupure bi nga xamante ni sax ñenn ñi dañ koo ñaawlu bokk ci kii di coordonnateur communal bu Pastef fii ci Ziguinchor Ben Michel Kanfoudi Ziguinchor Sud FM. Ben Michel moom Ousmane Sonko nag bañ ko téye garde à vue amul benn baat boo xam ne yëkkati na ko bu ñu sukkandikoo ci avocat maître Bamba Cissé nee na nag motif yi tax ñu daal di koy nag téye wàllu trouble ordre public lañ ko daal di nag tuumal ak bokk ci manifester boo xam ne autorisation amu ca mu jàpp ne li ni mel daal mbirum rek na sax mbirum illégal la maanaam li nga xam ne teguwul ci yoon jàpp na ne nag dañoo daal di lal ay pexe rek bu ko defee candidat bi war a bokk ci élection 2024 ñu daal di ko koy rek xañ maître Bamba Cissé ñu déglu ko. waaw gis nañ ko section de recherche à Colobane donc pare nañ interrogatoire bi ñetti officier ñoo toog di ko laaj mais Ousmane Sonko waxul. dafa noppi bañ waxul bañ ko laajee sax ne ko noo tudd ak foo juddoo ak yaay kan waxul biñ ko laajee également ci fond bi waxul donc il a opté pour le silence léegi pare nañ ñun génn nañ section de recherche gardé nañ ko à vue mu ngi foofu ñu téye dañ ko notifier que garde à vue la nekk nii wala actuellement mu ngi en garde à vue mi ngi en garde à vue il est en garde à vue mais yow sa wàllu bopp bi nag nga jàngatee loolu nga xamante ne mooy décision bi ñu jël finalement qu'il est en garde à vue. il faut métitlu parce que nit ki doo ko ne wuyu jël convocation mu ñëw di wuyu ji ay militants am topp ko police créé ay incident ak gendarmerie moom mu nekk ci otoom deful dara ñu ne ko léegi Ousmane Sonko waa gendarmerie ne ko taxawal xaar fii pour des raisons de sécurité mu taxaw xaar ñu ñuy dem seeti juge d'instruction bi ne ko kat suñu client dafa tardé parce que dañ ko téye fenêtre Mermoz mu ne ñu mën ngeen dem jëli ko ñun ñu ànd ñun ñëpp avocats yi man Demba Ciré Bathily ak maître Etienne Dione dem fekki Khoureychi Ba sur place ak Ousmane Sonko ñu proposé gendarme yi ne leen comme léegi yoon bi dégagé na te libre na nañ jël Ousmane Sonko ñun avocats yi ñu yóbbu ko mu répondre à la convocation ñu ne ñu d'accord ñuy génn di dugg suñu oto ñu woo ko ne ko kaay mu ñëw ñu ne ko dañ lay jàpp pour leneen ñu ne ko loo leen koy jàppee ñu ne da nga troubler ordre public bi benn ba pare tamit da nga participer yow Ousmane Sonko à une manifestation interdite noonu lañ ko jëlee taxañ ko yóbbu ko section de recherche garder ko à vue donc Ousmane Sonko face à cette situation mu ne moom du wax. alors léegi garde à vue bi dafa am temps bu muy durer Maître Bamba.
garde à vue bu dee ordinairement mën na durer ba 96 heures. Bilan c'est des faits de droit commun nekkul terroriste. maître est-ce que yoon may na la ni su fekkee ni dañ la def interrogatoire yooyu nga bañ a wax. waaw le droit de garder le silence est un droit. droit la yow am nga ñaari option bu ñu la jàppee su la neexee nga wax su la neexee nga ci doo wax. ñu daal di nag desandi ba tey ak xeex boobu ci wàllu pencum ndaw réew mi conseil constitutionnel daal nañ koy rek saisir ñoom député yu opposition bi ngir nag teg loxo bi ñu teg Ousmane Sonko ñu bëgg rek ñu daal di koy attewaat ndax jàpp nañ ne bu ñu toppee ci yoon dañu ko war a muuriwaat beneen mal kiir laayam kii di Cheikh Bamba Dièye wax ci seen tur bokk ci signataires yi ñu déglu ko. am na xeex nañ ko ba keroog ba ñuy wax seen levée d'immunité parlementaire te teguñu ko ci yoon. comme nag mbir mi dafa am ay articulation yoo xam ne fa la ñuy sukkandiku muy boo seetee loi bu mu mën ci doon dafa am ay wéeruwaay yi la première wéeruwaay yi mooy la constitution de ce pays. te constitution de réew mi boo ko xoolee ba ci biir dafa am yoo xam ne daf ko sas li nga xam ne mooy conseil constitutionnel boo demee ci alinéa 1 bu article 92 dafa jox conseil constitutionnel mu war a xool lépp loo xam ne dafa nekk ci constitutionnalité waaye ba pare war a saytu lépp lu jëm ci règlement intérieur assemblée nationale ak engagement international et cetera. boo demaatee ci li nga xam ne mooy bu ñu considéré ni assemblée nationale dafa bokk benn ci pouvoir public constitutionnel yi ci en vertu de l'article 6 de la constitution loolu boo ko boolee yeneen tëftal yi ci boole yëpp daf ñu may sañ-sañ en dernier recours ñu dem ci conseil constitutionnel pour que mu mën a statuer ci irrégularité yi lii nga xamee ne moom la ñu def mooy immunité parlementaire Ousmane Sonko. on ne fait que du droit appliqué ñu li malheureusement nag li yàq réew mi ñun ñii yoon rek ak procédure rek la ñuy laaj depuis boobee ba léegi waaye fu ñu dem tànc nañ minoriser nañ dal nañu sànni sa àll ba def la leen neex. te un pays et un état de droit ce n'est pas le droit du président de la République ce n'est pas le droit de l'Assemblée nationale ce n'est pas le droit des politiques et des juges yi nga xam ne qui sont au solde de l'exécutif. Le droit et la justice mooy yi nga xam ne mooy articuler l'état de droit te ay la yëwal Ousmane Sonko ak ay moroom opposant yi ko jiitu woon ñooñu dañ di ay manifestation yu leer nañ ne nekk ci état de droit. te loolu dafa war a leer ci dëkk sénégalais. ba tey député ku fare nguur gi itam di daal di wax ne taxawaayu opposition boobu dañoo bëgg rek manipuler xelu askan wi ndax la ñu jukki ne moo tax ñu daal di def saisine loolu yitteelul conseil constitutionnel premier vice-président bu assemblée nationale Abdou Mbow ñu déglu ko. xam nga aussi booy def saisine. oui da ngay def loo xam ne da nga ko teg ci yoon. xam nga boo xoolee ñoom seen saisine bi liiral bu baax. li ñu wax ne dafa am réquisitoire moo xamante ni procureur dafa juge x c'est pas vrai ñoom gis nañ documents yi lettre procureur juge d'instruction lettre ministre de la justice amul benn yoon bu ñu wax x dañ ne lever immunité parlementaire du député Ousmane Sonko ba pare ñu motiver ko ak fukki document ak juróom yoo xamante ni ñi doon def enquête bi gendarmerie ko la jóge ñoom gis nañ ko mosoo leen gis ñu wax ne gis nañ document yooyu donc tey dañu nekk ci jéem a jaxase xelu Sénégalais yi ak wax loo xam ne du dëgg du yoon parce que même ci biir requête bi encore na nga lire ñu ngi visé article 32 bi nga xam ne commission temporaire spéciale lay wax bi nga xam ne 12 membres lay doon waaye waxuñu benn yoon chapitre 12 bi nga xam ne foofu la levée immunité parlementaire nekk te article 51 ak 52 di ci wax ba pare dañu ne conseil constitutionnel mun na statuer pour xool la constitutionnalité loi projet de loi wala engagement international ak acte boo xamante ne nii dañu ko jël par rapport ak changement wu règlement intérieur wala ñuy adopté règlement intérieur bu bees te loolu nekkuñu ci registre boobu ñoom xam nañ ko moo tax tey jii ñoom nekkuñu ci dëgg nekkuñu ci yoon ba pare nekk ci loo xamante ni waxu manipulation la ak jaxase xelu sénégalais yi waaye nag xam nga coow moom bu baree rek dëgg réer moo tax dañu war di wax sénégalais yi li nga xamante ni moom mooy dëgg pour que ñu xam ko parce que sénégalais yi ay borom xel lañ te boo leen waxee lu leer la teg ko ci xam-xam ak ay firnde dinañ ne lii lu leer la
xam ne nag mooy professeur Ngouda Mboup jàngat bi mu def mooy ak charge yu bees yi ñu teg ci ndodd Ousmane Sonko dafa indi yu compliqué ci doxalinu yoon ba tax mu jàpp ne ngir ñu daal di ko koy toppee faw wàllu flagrance maanaam loo xam ne nit mën na ci rek teg bët ne lii la def lu ko mooy dindi mu ngi bénéficié wu ba léegi immunité parlementaire am kon faaw dañ koy daal di dindiwaat constitutionnaliste bi di professeur Ngouda Mboup wax ne doxalinu Ousmane Sonko dafay wane rek xereñam di nekk ab stratégie ñu déglu ko ba tey ci micro Sud FM. waaw li mu ko mën a jural mooy tey jii mën nañ ko yóbbu bu dee dañ ko jàpp ñoom comme en flagrant délit ñoom mën nañ ko jéem a yóbbu pour jéem ko juger mais bu boobaa noonu semaine prochaine lañ ko bëgg a taxawal maanaam devant la suite mais ça va être très compliqué ci loolu pour nga mun ci daaneel nit parce que dama wax ni trouble à l'ordre public pour mu mën a am yow il faut nga doon ki ko provoquer parce que infraction aussi dafa am des éléments constitutifs l'élément légal l'élément matériel et l'élément moral mais beneen bi ci topp mooy ça veut dire que en réalité mën nga dem détention mais beneen bi ci topp mooy damay wax ni ñoom ñaar yooyu la ñu mën a am c'est-à-dire que su fekkee ne Ousmane Sonko da nga ko topp pour trouble à l'ordre public mais il faut nga xam ni député la bu fekkee ni député la nag te yow nga jàpp ni lan est-ce que flagrant délit la nekk et cetera donc ñoom il faut ñu wax ko li ñu koy toppee parce que loolu doo ko tudd noonu rek bu dee un député la il faut nga wax ko charge yi pesé contre lui il faut nga xool ndax da nga ko yóbbu mandat dépôt wala déet et puis pour nga juger ko il faut donc nga xam ni lii c'est un flagrant délit léegi nag les conséquences mooy loolu justice mooy décider est-ce que nit donc voilà bu boobaa est-ce que tribunal dinañu retenir que y a eu trouble à l'ordre public ou bien wala mu am relax donc voilà dina indi jafe-jafe parce que tey jii nii les complications de procédure dañuy dugg il y aura des exceptions mais au-delà de ça moom mooy wax li may wax député la ça veut dire que tey il faut que parquet bi moom ñoom ñu xam lan lañ koy toppee ba pare il faut ñu viser n'est-ce pas la flagrance parce que soo ko viser wul mooy mënoo koo juger tant que demuñu waat ñu yëkkati waat malaanu kiirlaayam boo xoolee tey ce qui s'est passé da nga xam ne Ousmane Sonko c'est un grand stratège mais effectivement il les a poussés à la faute parce que Ousmane Sonko il les a poussés à la faute parce que tey jii nii en réalité l'image qu'on voit par exemple Ousmane Sonko menotté oui descend et que donc tous les Sénégalais donc regardent cette image-là en réalité en le traitant ainsi ils le mettent dans le cœur de tous les Sénégalais ou bien d'une bonne partie des Sénégalais sans le savoir. dëkk ci beneen jàngat professeur Moussa Diaw daal di gis ne leader bu Pastef daanaka dafay gêner lu bari nguur gi ba tax mu jàpp ne charte démocratie dañ koo daal di nag nasaxal sàmmonte wu ñoo ak moom ci mbirum Ousmane Sonko enseignant chercheur bi nekk ab gëstukat ci wàllu science politique nee na daal jamono ji li gën a jàmp mooy ñu wut saafara indi ak dal te ñu bàyyi militant yi ñu jàpp yépp professeur Moussa Diaw ñu déglu ko. le cas Sonko day wane ne rek que démocratie Sénégal am na ay imperfections yu bari avancé woon na à un moment mais léegi dafa mel ne dañu gën a dellu gannaaw même réew yi nga xam ne du ñu doon xoolee loolu ci modèle bi raw nañ ñu am na ay réew ñu raw nañ ñu lu bari soo xoolee Cap-Vert raw nañ ñu lu bari ak yeneen réew yi léegi na ma yaakaar ni war nañu xoolaat suñu bopp xoolaat nu ñuy defee politique parce que politique du jàggee ni rek nga toog ci nguur gi rek di profiter ressources état bi di def lu la neex wala nga utiliser ay force di def loola neex wala nga instrumentaliser justice pour réussir ay objectifs politiques loolu nag moo war a dañ ci dans l'esprit ñu war a nag intérioriser esprit démocratique ñu jëfa mu nekk ci jikko yi ñu respecter morale ñu respecter éthique ci nu ñu gouverner ñu def apaisement yi ñu arrêté ñu génn leen parce que teguñu ko fenn su fekkee démocratie lu ñuy wax si lu ñuy sukkandikoo war nañ leen bàyyi ñu stabiliser pays bi ñu respecter règles du jeu yi ñëpp nekk ku nekk sa rôle et puis ñu mën a jëm ci kanam liggéey réew mi surtout lutter contre mbas mi mais su ko deful nag ay jafe-jafe lu ñu indi duñu risque de installer Sénégal ci l'instabilité te loolu nag warul l'esprit contradictoire dafa war a nekk dañ ko war a respecter ñu jouer jeu bi ku ci nekk xam sa rôle ci démocratie ci espace politique bi loolu moo mën a tax ñu mën a dem kanam. niñ leen ko waxee woon na mu tànge woon foofu ca section recherche daanaka avenue Cheikh Anta Diop jàpp université jàppante yu ter doxoon na fa diggante way takk der yi ak ñi nga xam ne nag ñooy étudiants yi doon manifester. Babacar Samb waaw dafa mel ni Babacar Samb jàppandiwul ñu woy ak yéen kon ci xibaar yi mbirum nag Ousmane Sonko ak woolu gañ ko daal di nag woolu woon tey jii nag ci suba moom nag député bi nga xam ne nag dañ ko daal di nag ci yoon bi taxawal gendarmerie ci section recherche rawatina daal di na koy rek jël.
ca mujjantal ga nag dinañ ci dellu si waat ak Abdoulaye Diop kon ñu daal di dellu université ak jàppante yi fa daal di nag am diggante étudiants yi ak way takk der yi Babacar Sam. mu di bés bu tàng lool bu ñu daal di nemmeeku ca université Cheikh Anta Diop bu Dakar ay jàmmaar lool daal di dox ci diggante ndongo yi ak takk der yi gannaaw ba ñu daal di déggee ni kii di Ousmane Sonko daal di nañ koy yóbbu ca section de recherche ndongo yi mer ba fut di ko wan takk der yi sànnante xeer ak grenade lacrymogène ci booru pa ñeenti waxtu université ñuul kook ak saxaar yoon yëpp ñu daal di koy baare ngir mën faa dugg sax ba ci ambulance bi daanaka lu jafe woon la jàmmarloo yi di wéy ba ci booru pa juróom-ñaari waxtu ci ngoon mu mel ni takk der yi ñoom seen doole daal di ne wàññeeku ndongo yi gannaaw ba ñu yëgee li ni mel daal di leen song nangu lii di rond point université Cheikh Anta Diop bu Dakar takk der yi daal di reculer ngir xaar seeni renfort jàmmarloo bi diggante takkarnaas yi ba si juróom-ñetti waxtu ci guddi yooyu la jàmmarloo mu ngi daal di wéy foofee sa université Cheikh Anta Diop bu Dakar waaye ndongo yi daal di tàmbalee deltu ginnaaw ay benn ñu tàmbalee na gis mel ni aw dal moo fa tàmbalee am. car boobu jamono rassemblement bi nga xam ne moo ëmb opposition bu Sénégal daal di daje ne ñu daal ndëgër laay la ñuy wane di wàllu registre bu Pastef mi ñu daal di nag teg loxo ndax trouble ordre public la ñuy jàpp ne nag yàqam ak yelleefam daal nañ koy rek salfaañe yooyu le nag kuréel fas yéene amal doxum ñaxtu juróomi fan ci weeru mars gi ñu daal di nag nekk doore ko nag fii ci mim réew ba ci sax bitim réew la ñu bëgg nag mooy ñëpp daal di ci rek bokk bu ñu leen xayma toll nañ ci fukk ak ñett ci ay organisation ki parti yi nga xam ne ñoo daal di xaatim boobule bataaxal tey lañu ci jàkkaarloo taskatu xibaar yi ci teewaayu Aïssatou Gueye Ba. fukk kuréel yuy woo askanu Sénégal ngir ñu dal di fippu. loolu moo waral ñuy woote di woo sénégalais yépp di leen naan mbir yi tàmbali na tey ce n'est que le début de la résistance face à cette oppression là plus large que le mouvement du 23 juin. bañ complot bi nga xamante ne nee nañu gouvernement bu Sénégal moo ko daal di nas ngir pexeel ay noonam teg yoxo bi ñu def kii di leader bu Pastef di Ousmane Sonko teguñu ko fenn bu ñu sukkandikoo ci ñi bokk ci rassemblement opposition ak société civile. Alioune Sané mooy coordonnateur bu mouvement Y'en a marre. cette violence inouïe bi am tey dafa xëy tey ne day dem uyu ji comme tout bon citoyen gis ngeen li ci xew gis ngeen violence bu ci xew gis ngeen arrestation yu ci xew tey le monde entier a les yeux rivés sur le Sénégal. mu mel ni nag parti politique yi mouvement organisation yi ñoom ñëpp daal di leen jukk ngir bañ li ni mel ba tax na nag ñi woo bépp sénégalais ci seen doxub ñaxtu bi ñuy waajal nekke ajuma doxub ñaxtu bi ñu mel jëm ci ñu bàyyi ki nga xamante ne moo di leader bu Pastef Ousmane Sonko Guy Marius Sagna ak ñeneen ñu ñu daal di teg yoxoo waaye itam xeex ngir ñu daal di sàmm lii di démocratie. mbir yi tàmbali na tey ce n'est que le début de la résistance face à cette oppression là tàmbali na tey waaye dina continuer et dina continuer déjà premier cap bi nga xamante ni ñu ngi ciy woo sénégalais yépp mooy ajjuma bii ñu jëm am na initiative bu jóg bi nga xamante ni dañu ne ni sénégalais fépp foo ne ci ndakaaru ci biir réew mi ak ci diaspora bi vendredi incha allah à partir de 15h heure de Dakar na nga manifester pour suñu démocratie. mu mel ni nag gannaaw fitna bi ñuy nemmeeku tey ci ndakaaru jëm ci teg yoxo bi ñuy teg yoxo kii di leader bu Pastef di Ousmane Sonko narul yam ci benn bés bu may lu sax daanu jànkonteel ak la xewoon 23 juin 2011. kisam su jàngalekat yi ñoom it yëkkati seen i nag baat ne ñu jàngalekat yi ñu daal di teg loxo ci mbir moomee ñëpp nañ leen daal di nag bàyyi ñu ngay daal di nag artu fan yi ñuy jëm dinañu daal di tàmbale ñaawlu boobu la xeetu injustice ak façon ba ñu koy daal di nag amale ndax jàpp nañ ne franchise scolaire gi daal nañ koy rek texi te mooy woy takk der yi di dem sax bay dugg ci l'école yi kii di Abdoulaye Ndoye secrétaire général bi ñu déglu ko ci micro Sud FM. jamono yële ñu arrêté suñu naataango Samba Tall lycée Baba Diongue bu Podor te teguñu ko fenn une arrestation arbitraire ñu jóg taxaw xeex ko mais dañu gis depuis loolu ay arrestation répétitive
bu ñu jógee ci Baba Diong ci Samba Tall dañu arrêté tamit suñu benn xarit Lamine Badji professeur espagnol nekk lycée Bonna tey laa jokkoo moom ñu ngi ko tëj maison d'arrêt bu Ziguinchor jamono yi ay téeméeri élèves mënuñu jàng le droit à l'éducation même amuñu ko parce que dañu téye professeur ñu fekkaat professeur Kabrousse ci lycée ci biir école am ci biir classe am jàpp ko ñu jàppaat le camarade Mbodj loolu lépp waa Kisant di ko naqarlu di exiger nag la libération immédiate sans condition de Lamine Badji professeur d'espagnol jamono yi ñu ngi ko tëj maison d'arrêt beneen mbir mi lu ñuy naqarlu mooy ñu ngi salfaañee sartu réew mi ñu ngi remettre en cause l'état de droit te lu ñuy wax aussi dañ may yónnee ay information ñu ngi koy vérifier ne ñu ngi jël auto ak ministère de l'éducation nationale di ci yëpp ay nit ñu yore ay gànnaay di dox ci dëkk bi loolu bu dee c'est confirmé c'est extrêmement grave parce que et c'est l'école de la République waruñu jël jumtukaayu école yi di ko xeexee di ko defee ay règlement de compte ñu ngi wax nag état bi au plus haut niveau dañu bëgg loolu leer nañ auto ministère de l'éducation nationale dañu ne am na ñu yëpp ci ay nit yónnee nañ ñu image yi dañu bëgg loolu ñu ubbi ci l'enquête. ak li ko indi mooy tey ji suba la door gannaaw 9h ba ñu convoqué Ousmane Sonko ci yoon bi mu daal di cay tegu di dem gendarmerie daal di koy nag kor ci yoon bi ci lañu ko daal di dévier yoon ba mu jëm yóbbu ko section nag recherche daal di jàpp ne la ñuy def wax trouble ordre public la def ak bokk ci manifester bi nga xam ne daal kenn autorisé wu ko ñu dellu siwaat ci film xew-xew gi la ànd ci ak Abdoulaye Diop. njiital Pastef ñu koy tuumal sàkku ak menace de mort moom Ousmane Sonko daal di gis dossier ñu daal di koy tengal mu waroon wuy ji wooteep juge bu 8e cabinet gendarmerie teg ko loxo tuumal ko trouble à l'ordre public ak bokk ci manifestation bu ñu teree ginnaaw ba cortège am dagatémbe ay waxtu fu soriwul Mermoz yi lépp tuuma nag ay avocat am daal nañu koy dàkk maître Ousseynou Ngom. moom ba mu ñëwee aussi ba gendarme yi ñëwee day arrêté garde du corps dafa leen wax bu leen résister bàyyi leen ñu def seen liggéey Ousmane Sonko woowu kenn déggu leen fu mu wootee à l'insurrection déggu leen fu mu wootee au trouble à l'ordre public déggu leen fu mu trouble l'ordre public ku jóg nag sa kër ne da ngay wuy si yoon mbedd mi ñu gàllankoor ga am ay manifestants am ay gendarme yu taxaw ni la da ngay jaar fii par force bu la neexee ngeen du fa jaar. amul lenn lu ñu mën a rek teg ci ndodd Ousmane Sonko ci li ñuy wax keneen ci ay avocat am di ko leeral. ñu ngi dem répondre ji ci lay convoqué ci arrestation boobu li fa mënte am tamit bu jaree ñu aviser dinañ aviser mais liñ leen mën a xamal daal mooy li ñu ko jàppee ni amul rapport ak liñ ko convoqué woon xew na teg nañ ko ci ndoddam ñi ngi dem wuy mais amuñu luy tiit wala lu ñuy xalaat parce que mënuñu tey ji am lenn loo xam ne mën nañ ko reprocher Ousmane Sonko gisu leen fu mu wootee gisu leen fu mu joxee ay conseil d'ensemble. njiital Pastef ñu daal di koy yóbbu ca section de recherche bu Colobane ay manifestation daal di amee fépp ci Ndakaaru ginnaaw ba ñu yëglee tegub loxo boobu. waxtu wi ñu dab kon dañ koy ajandi ba yeneen i jotaayu xibaar 22h Marie Rosalie Ndiaye ci xibaar yi ci yaatal kàllaamay tubaab jéggalu ci ñuy desoon ci ligne bi jaajëfal Assane Thioune moom la ñu àndaloon ci sottandikukaay bi mu cug biti ak jàmm biir gu dëppal ak wér la am ak mën ak fekk ak tal yàlla nañ ko yàlla defal jërë ngeen